أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرسل الله رسوله بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله مؤلفين رؤوسهم ومحسنين لا تخافون فأيما لا تعلمون علموا ذلك فكيف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه شدة ولا الكفار يقارن بينهم كأنهم قال سجدا يستمعون فأجرنا الله وإخوانا سيمهم في وجوههم من أثر سجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك أحد شاءه فأغفره فاستقبل فاستوى إلى رسوله يوسف عليه عيشتهم كفاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أحياء مساجد عظيما صدق الله العظيم. Merci beaucoup, Al-Samsam. Donc, à sa suite, nous allons passer la parole au doyen son excellence, ambassadeur Thierno Moulba, journalistes et autres relieurs de nouvelles. Et en même temps, rendre grâce à Dieu de nous avoir permis d'être présents lors de cette réunion de presse. Je crois que la thématique vient à son heure, puisque l'érudit de Saint-Homme, dont nous parlerons brièvement, parce qu'on ne peut pas tout dire, cher Paul. Et cette journée coïncide un peu avec la préparation d'un grand événement qui est rappel de ce que Alouane signifie et constitue comme héritage. Nous devons d'abord dire que Cheikh Omar El Foutiyou a marqué son temps, mais a également donné aux générations qui l'ont suivi, j'allais dire, des thématiques éternelles, parce qu'après le renforcement des connaissances en matière religieuse, il faut puiser dans ce héritage intarissable de savoir la volonté, surtout l'opportunité. Nous vivons un monde trouble, pour ne pas dire troublé, où l'ignorance, quelquefois, l'émotion, très souvent, nous amène à des actions parce que nous ne connaissons pas certaines valeurs portées par des personnages qui ont marqué leur temps, mais qui ont également donné à l'héritage des valeurs. Je crois que nous sommes à une période où nous devons nous féliciter du fait que les jeunes ont pris la relève. La relève, mais ça ne veut pas dire des ruptures brusques, brutales et quelquefois contre-productives. Mais c'est surtout ce réarmement moral des jeunes et même des moins jeunes que nous sommes est nécessaire dans cette période un peu trouble. C'est cette période qu'a choisi le Cheikh Ken Bassirou Amédal Moumounine pour justement puiser dans cet héritage, j'allais dire éternel, la force, la conviction
mais surtout l'engagement des jeunes qui méritent, qui doivent avoir un réarmement moral. Ils ont à construire, mais la voie leur a été tracée. Et quand je vois autour de nous des jeunes, non seulement des daras modernes, des daras même traditionnels qui véhiculent des valeurs, nous nous félicitons de ce que la jeunesse d'aujourd'hui également s'est réarmée sur le plan spirituel, religieux, et j'allais même dire humain. Nous avons espoir, quelles que soient les difficultés. Je voudrais, en ce moment précis également, de dire combien le porte-parole de la famille omarienne, qui est à ma gauche, Thierno Nourou Cheikh Oumar Foutiyou, combien il s'est investi justement dans les mots d'ordre que lui donne Cheikh Oumar par l'entremise de Thierno Bachirou, qui est notre Cheikh Oumar. Je pense que nous devons avoir de l'espoir dans notre jeunesse, la jeunesse qui est là. Mais les transmissions se font par génération. Et j'ai coutume de dire les transmissions douces sont meilleures que les transmissions d'autres qualificatifs. Et c'est un accompagnement pour ceux qui ont fait du sport comme moi, c'est comme une course de relais. La personne qui porte le relais et qui doit le passer à la personne suivante parcourt un certain nombre de mètres ou même de décamètres pour que la transmission se fasse de manière tout à fait sûre et certaine. Et quand nous voyons nos jeunes, j'allais dire nos enfants et nos petits-enfants s'inscrire dans cette dynamique, il y a de quoi avoir espoir. Et l'espoir, c'est ce qui nourrit l'être humain. Quand il n'y a pas d'espoir, il y a très peu d'actions productives. Et ce qui a été prévu à l'Ouest, je pense que je laisserai les autres intervenants qui en savent plus que moi les définir. Et je voudrais vous remercier également et vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Nous devons avoir espoir dans notre jeunesse et espoir également dans le développement des valeurs spirituelles qui vont avec les valeurs morales, les valeurs purement humaines. Et c'est vraiment un honneur pour moi et pour les autres d'être témoins de cette journée qui préfigure la revalorisation de ce que représente Alwar pour nous. Alwar, Loïnowar, pour ceux qui parlent wolof. Merci. Chers amis, sympathisants, membres de RENDO, du Sénégal, de la diaspora, nous vous saluons. RENDO est une association d'entraide, de solidarité et de développement qui existe depuis 1998 et qui a pour mission de vulgariser la vie, l'œuvre, la pensée et le soufisme de Cheikh Oumar Foutiyou Tall à travers le monde. L'association veut rétablir le message authentique
d'un islam soufi, basé sur des valeurs universelles que sont la paix, la concorde et le respect de l'autre, tout en améliorant les conditions de vie et le bien-être des populations. C'est dans ce cadre que Rendo, sous la supervision de son guide moral et spirituel, Nourou Cheikh Oumar Muntaga Daha, Cheikh Oumar Foutiyou Tall, œuvre sans relâche depuis plus de 25 ans à préserver le précieux héritage de Cheikh Oumar Foutiyou Tall et à mettre en œuvre aujourd'hui l'ensemble des programmes et projets ambitieux de modernisation et de renaissance de Halwar, les projets du Khalif général Thierno Mohamedoul Bachir Tall. C'est aujourd'hui notre mission, notre focus aujourd'hui en tant que membre de Rendo, qui a aujourd'hui plus de 20 000 membres à travers le monde, au Sénégal, en France, en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, aux États-Unis, au Canada, plus de 20 000 membres, sans compter des milliers de sympathisants et amis. Nous tous, nous œuvrons à réaliser le programme ambitieux de modernisation et de renaissance de Halwar du Khalif général Thierno Mohamedoul Bachir Tall. C'est notre raison d'être aujourd'hui. Dans cette lancée, nous prévoyons une manifestation importante, un retour aux sources, 230 années après la naissance de Cheikh Oumar Foutiyou Tall à Halwar. Une importante rencontre aura lieu ce 6 mars 2024 à Halwar, qui est d'une importance capitale pour nous, membres de Rendo, qui est d'une importance capitale pour l'ensemble des populations du Fouta, pour l'Afrique, pour le monde entier et pour l'islam, toute la Oumma islamique. Pour encore promouvoir nos valeurs de paix, de tolérance et de spiritualité qui sont incarnées par Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Lors de cette rencontre, un important message d'une haute portée spirituelle et historique sera délivré par le Khalif général Thierno Mohamedoul Bachir Tall. Et nous invitons à travers cette rencontre l'ensemble de nos membres, sympathisants et des ambassadeurs accrédités dans les zones d'implantation en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, en Mauritanie, en Guinée, au Nigeria, en Gambie, en Europe, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Autriche, au niveau de la Suède, des États-Unis, à rehausser de leur présence cette importante manifestation culturelle et religieuse. Nous vous remercions. Merci. أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على عين الرحمة الربانية سيد المرسلين وإمام المتقين mbokku presse bi ci ndigal ak kilifteefu Thierno Mouhamedoul Bachir Amirul Mouminin xalifatul am xalifa Cheikh Oumar al Fouti ñi ngi yëkkati kàddu ci turu Thierno Nourou Cheikh Oumar Muntaga Daha Tall, porte-parole de la famille
Oumarienne, responsable moral et fondateur de Rendo Cheikh Oumar Al Fouti bi nga xamante ni benn association d'entraide islamique la ñu ngi ko mettre en place depuis 1998 mu méngoog tey mu am ñaar fukki at ak juróom-benn yoo xamante ni ay kilifa yu mag la ci àndal yu ci meloon ni suñu papa excellence ambassadeur Seydou Nourou Ba, suñu yaay Bilel Bokum, suñu papa Cheikh Tidiane Sam ak ñeneen ñi nga xamante ni jàppoon nañ ni dafa jotoon ñu am taxawaay ci lépp loo xamante ni suñu maam Cheikh Oumar Al Fouti yu na ko fi bàyyi ñu nekk ci di ci dox di ci jëflanteeg nit ñi fii ak ci àddina bi. Thierno Nourou Cheikh Oumar Mountaga Daha Tall doon ambassadeuru maamam maanaam fépp foo dem ci àddina bi mu ne fu maamam tegoon tànkam dina fa dem samp fa daayira samp fa kuréel ngir ñu mën a yaatal li nga xamante ni nii mooy gis-gis bëgg-bëgg ak ni maamam doon dundale suñu lislaam ci loolu nag mu am ci taxawaay boo xamante ni nii waajuram Thierno Mouhamadul Bachir Amirul Muminin ci yéene ju mag ji mu am ci fi nga xamante ni moom la suñu maam Cheikh Oumar Al Fouti yu gane àddina mu ne dafa ci am taxawaay boo xamante ni ci kaw suuf mën na wax ni kenn doyu ko ci mu woo Thierno Nourou Cheikh Oumar Mountaga Daha Tall ne ko lii kat yow yaa ma ci doy mooy lan fexe méngoo ak li nga xamante ni ci 1998 suñu maam Thierno Mountaga Ahmad waxoon na ko ne jot na tey ñu jëmmal fësal wane xalaatu Cheikh Oumar Al Fouti fësal ay jëfam ndax waratu la fay ba ilaa yawmi din Thierno Nourou teg loolu ci tànkam di ci dox di ko wane ci Sénégal ci àddina bi fépp ci Sénégal foofa dem di nga fa fekk cellule Rendo mu doon ay góor ay jigéen ak ay ndaw yu pasteefu gëm ni li nga xamante ni moom la fi Cheikh Oumar Al Fouti bu bàyyi dañ ko war a jëmmal donc ci loolu nag lañ ne munoo jëmmal mbir te delluwoo ca fi nga xamante ni moom mooy source ba mooy Arwa projet yi nga xamante ni xalif général bi am na ko teg ko ci loxo Thierno Nourou ne ko bu yaboo nga woo képp koo xam tàmbali ko ci sa ay rakk yi nekk ci kër gi yabal nañ la jox nañ la mandat nga dem ci sa ay mag ànd ak ñoom fas yéene jëmmal li nga xamante ni moom mooy sa liggéeyu maam te ñu ngi jëm incha allahu rabbi ci le 6 mars ci ziyaara boobu nga xamante ni incha allahu rabbi buñ ci eggee ak jàmm Thierno Mouhamadul Bachir fas yéene na fa def déclaration bu mag jàkkaarloog Sénégal jàkkaarloog askan bi jàkkaarloog àddina wax leen li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam moom mooy yéeneem te moom mooy dayoom incha allahu rabbi mu bëgg leen xamal tamit ni Rendo bi nga xamante ni ci lañ nekk ëpp na loo xam am na loo xamante ni ëpp na ñaar fukki junni maam ci àddina bi yëpp muy Sénégal di France fi ñuy wax ci sous-région bi dem Afrique centrale nga dem Europe dem États-Unis xëy na loolu suñu mbokk Aboubacry Kane dina ci dellu si mu gën a yaatu loolu yëpp nag li ko waral mooy bëgg a méngale li nga xamante ni moom moo doon yéene maamam ak jamono ji nga xamante ni dañ koy dund ndax li nga xamante ni excellence ambassadeur Seydou Nourou Tall Ba wax na ko léegi transition bi nga xamante ni ñoom suñu waajur yi yoroon liggéey bi ñu ngi koy def dañ koo méngaleeg li nga xamante ni mooy fait de société ndax ndaw yi soxla nañ ku leen yee ndaw yi soxla leen ku leen taataan ndaw yi soxla nañ ku leen gindi ndax li ñuy am accès mooy maanaam internet liñ ciy wax ci diine yëpp mun na bañ a méngoo ak li nga xamante ni mooy diine bi nga xamante ni mooy suñu maam yu baax yi suñu kilifa diine yu mag yi moom lañ doon dund muy ku mel ni Cheikh Oumar Al Fouti muy l'islam sufi mu am ci taxawaay jëmmal ko dundal ko ba tey ñu mën a pratiquer suñu diine ci jàmm ak salaam donc ci tënk mën nañoo wax ni loolu moo doon solo ci wolof solo jataay bi ñuy sant ñi nga xamante ni ñoom ñooy presse bi écrite presse digitale ak presse audiovisuelle ci taxawaay bi di leen gërëm
di rafetlu vraiment seen liggéey ci jëmmal lépp loo xamante ni dafa aju ci wàllu diine. Salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. caggal ne jettuɗen Allah jurɗen nulaɗoma ko sallllahu alayhi wa sallam e jettuɗen kadi jinnaɓe men eɗen ƴetta konngol e yamirore e khalifa galle Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu no Cheikh Basir e kadi yamirore ceerno Nouru Cheikh Oumar Muntaga Taha eɗen kaala e inde fuutankoɓe walla mbiyen e inde fulɓe wonɓe e diaspora aduna o fof wonno sen limti tan ma woɗɗo goppuɗen ɗum waɗi en mbi diaspora aduna o fof ɗum noon tuggi Afrique ha fayi Europe ha fayi Asie ha fayi Amérique ha fayi Canada kanko ceerno Nouru Cheikh Oumar Muntaga Taha o suɓima en yen jokkodir e selilaji rendo gonɗi e aduna o fof gila nden ha joni kadi alhamdulillahi rabbil alamina golle ɗe kadi o yamirani min tan o heedi hen caggal ko ɓuri hen hewde ko kanko ardoto min jaada hen e makko ɗum noon kala ɗo wawi wonde gila nde o naati Europe 99 e hande eɗen gandi ene yaara e duuɓi 26 gila nden ha joni omoni e pele ɗe ganduɗa ɗe ɗen woni pele Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu caggal nde Cheikh Oumar rentini Afrique rentini Fouta Toro Fouta Dialo e Fouta Masina kanko ceerno Nouru Cheikh Oumar Muntaga Taha o naati kadi kankone e nder Europe e diaspora o fof darnude hen ko wiyete ko rendo no Cheikh Oumar rentinirno fuutankoɓe e fulɓe ni kankone o rentini julɓe ɓe e nder aduna he e hitande 2023 nde jaltuɗen nde mi yaade e makko tourné ma won lebbi 6 ala fof e Europe ɗo min jahani ala fof ɗo min darnani selillaji rendo kono ko ɓuri hen welde ko ɓuri hen welde julɓe ko woni kala ɗo meedi arde o jooɗi o tawi toon muriteɓe o tawi toon khadriya o tawi toon kadi layen o tawi toon kala biyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ari rente e makko e ko noddata ko e ko jokkoto ko wonno ko jokko golle ɗe Cheikh Oumarul Fouti jokkon gollannoɗe kankone ko ɗum o arno e Europe jokkude ɗum noon hande emin mbawi settade ɗumen minen wonɓe Europe ɓe o meeɗa ummade Afrique walla ɗo wawi ummade e aduna he fof omo araɗo amen ɗo o wi min tajane kam biye walla dartane kam hôtel kanko ƴettata biye makko avion premier classe o ara o ƴetta hôtel makko ɗum noon o wi ko Cheikh Oumar tampinani hay goto e kanko ko gollanowo Cheikh Oumar ɗum noon o tampinta hay goto koye poos ko o waɗata te kadi kala ɗo min menno yettade e nder Europe min darni toon selil kala ko itta toon o totta hadaya tani ko Cheikh Oumar o rutti ɗum rendinnoɓe o wi mbaɗe ɗum e kees mon mi fuɗɗoro ɗum ne heewi sernaɓe ɓe aroɓe toon kono ko ɓuri hen hewde so namdama tottama waɗata koye posuji men kanko noon min jiye makko sabu neɗɗo kala ko aɗa seedo sabu Allah min jiye makko kala ko rendina o totta o wiyete mbatte e kees rendo Cheikh Oumar ɗum noon o arani toon pour namdade hadaya o arani toon namdade kadi pour wadde e poos makko kono o ari ko jokkude e rentinde ko sarino ko so neɗɗo ari e leydi tawi muriteɓe e hadriya e layen e tijani en ko o rendini ɗumen e jonde wotere omo haala konngol gotol ko Allah e nulaɗo mum e Cheikh Ahmad Tidiane Chérif e Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu ɗum noon on so ari hande e yamirore jinnaɗo mum ceerno Basir hande khalifa galle Cheikh Oumarul Fouti radiallahu taala anhu e jamanu mum hawri e jamanu mum ene yaha to halwar ene wurtinoya halwar
ena waɗaya ko ganduɗa ko ɗo fotino ɓooyde fuɗɗede kono hande hunde fof ene jogii joomum ko kanko Allah hawridi hen ko kanko woni joomum ɗum noon e yamirore ceerno Basiru ɓii ko almuudo makko ene ummi ene yaadi e makko ɗen golle ene jaɓanimo ɗen golle ene noddi hen julɓe ɓe fof ardi hen noon kadi diaspora o fof dari ari yantude e makko yaadude e makko e nder rendo yaadude e makko halwar e ziyar bo ganduɗa ene waɗe halwar kono e golle ɗe kadi ɗe ganduɗa ɗe ene golle toon to halwar to diaspora o wi ceerno ɓe keedata hen caggal inchallahu so tawi ko jawdi maɓe so tawi ko doole maɓe so tawi ko kattan maɓe so tawi ko présence maɓe yimɓe fof debbo hen e gorko hen saabu selilaji ɗi ko selilaji rewɓe e worɓe e sukaɓe ɗo ɓooyata joni inchallahu sen gummima e ziyar halwar ko Allemagne paaɗen to Hambourg sen gummima toon ko Vicenza paaɗen to Italie ɗum noon ɗen golle fof ko ceerno Nuuru golli ɗum ɗum noon Italie naaɓe France naaɓe Angleterre naaɓe Espagne naaɓe Portugal kamɓe fof inchallahu rewɓe ɓe nani daɗi kamɓe fof eɓe jogori arde ɓe ƴetta avion ɓe taƴi biyeji ɓe ƴetta avion ji ɓe ngara kadi ɓe kawra e ziyara oɗo ɓe ngara kadi ɓe janta e golle ɗe ganduɗa ɗe ko ɗum woni ko gollete to halwar to mbete halwar kañum ne ene ƴetto ko jeeyi ko saabu hande galleji fof ene jogui ñalawmaji ɗum noon ko kewɗa wiide ko yonti fuutankoɓe kañumenne fulɓe kañumenne ɗo galle Cheikh Oumar ɗo to jibinande Cheikh Oumar ɗo to Cheikh Oumar jibina ɗo yi aduna ɗo ɗon yimɓeɓe fof dutto toon kadi mbaɗa toon ko foti wadde ko wona Cheikh Oumar mbaɗanta kono ko koye mum mbaɗata mi wasa jurnade saabu joni neno juuta kono ko ɓuuri ko yinno haalede ko ɓuuri hen hewde ardiɓe ɓe kaali ɗum ɗum noon emin calmina mawɓe jooɗiɓe ɗo ɓe tuggude e son excellence ambassadeur ceerno Seydou Nourou Ba min calmini bandiraɓe fof journaliste en ɓe ononne ɓe ganduɗa ɓe ko onon carata kabaruji ɗi ene jettira ɗum to min mbawa yettude ɗum Allah jarama on jarama. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Cissé qui va parler au nom des femmes de Rendo. Merci. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Permettez-moi d'abord d'adresser mes premières salutations à l'endroit de notre vénéré guide spirituel et religieux, Thierno Bachir Tall, Amir al-Mouminina. Mes salutations vont aussi à l'endroit de notre boussole, guide moral et spirituel, Thierno Nourou Tall, qui nous a tous rassemblés ce jour. À vous aussi, chers journalistes, agents de presse, fidèles et sympathisants, nous vous saluons très respectueusement. Ce point de presse est aujourd'hui une tribune qui nous est offerte à nous les femmes de Rendo de lancer un appel solennel à tous les fidèles et plus particulièrement aux femmes d'ici et d'ailleurs à se mobiliser massivement pour une réussite de cet grand événement religieux prévu le 6 mars 2024 où vous êtes tous conviés. Merci à vous. Assalamu alaikum. Nuyu naa leen yéen ñëpp sama nuyoo bu jiitu maa ngi koy jagleel sunu xalif général Thierno Bachir Mountaga Tall Amir al-Mouminina su ma paree maa ngi ciy teg sunu guide sunu boussole spirituel Thierno Nourou Tall mi nga xam ne moom moo ñu dajale fii ñun ñëpp di leen nuyu yéen journalistes yi yéen ñi fi teew di wax que ne point de presse bi tey da ngeen ñu ko jagleel mu nekk tribune boo xam ne dañ ciy woo femme Rendo yëpp di lancer aussi message ci fidèles yi yëpp ñu ñëw fekkee événement bu mag bu ñuy waajal ci Halwar événement bi ñu ngi koy jagleel Thierno Cheikh Oumar Foutiyou le 6 incha allah fële ci Halwar donc ñu ngi leen ciy invité yéen ñëpp ngeen teew jërë ngeen jëf. alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والغنى والتيسير والفتح المبين، وتغلق بها أن أبواب الشر والفقر والتعصير، وتكون لنا بها وليا ونسيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. gannaaw bu ñu sant yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi leen di sant presse sénégalaise yëpp ci seen wuyusi bi ngeen wuyusi seen maam Cheikh El Hadj Omarul Fouti ci xat-xatu jamono bi, wante ngeen jël seen temps bàyyi li ngeen doon def yëpp na fa fekk Sénégal moo leen ñor ak jàmm ak defar. lépp lu fi defaru tey ci Sénégal loxo presse baa ngi ci, yéen a koy génnee ba nit ñi ñëpp mun ci jot njariñoo ko. li nga xam ne dafa safaan tamit yéen a koy wone ba nit ñi ñëpp àddina mun ko moytundiku. kon dañu leen war a ñaanal fu ñu toll, parce que sans communication dara du am. ñu ngi leen sant di leen jërëjëfal di leen ñaanal yàlla. su loolu weesoo, xalifatu Cheikh Omarul Fouti amiral muminina qutbu zamanina Cheikh Mouhamadul Bachir mu ngi leen di nuyu di leen ñaanal. ci ndigalam laa leen woowee, parce que nit sooy dox ci ndigal rek doo juum. xanaa mun na ku lay digal mu juum, wante yow muy jox ci ndigal doo juum. walillahi alhamdu, moo ak jël lii teg ko ci suñu loxo ñu ko koy doxal. mu boole mag samay ñaari rak, Cheikh Oumar Thierno Mouhamadul Bachir, ki nga xam ne moom moo jiitu association bu ñuy wax Kunu Cheikh Oumar. Kunu Cheikh Oumar nag ak Rendo Cheikh Oumar mu jël ko mu def ko benn association mu ne liggéeyal leen seen maam Cheikh Oumar. ak suñu rak Cheikh Am Tijane moo yore association Shababul Ahmadiya. donc ma toogal leen fii di leen won yoon bi suñu jógee ci lii lan la ñu war a def. lu waral jataay bi nag mooy dañuy wax ne pétrole dañu feeñ ci Sénégal, gaz feeñ ci Sénégal, wante am na lu feeñ ci Sénégal lu jiitu loolu. li nga xam ne moo ëpp njëriñ ci pétrole bi ak gaz bi loolu mooy la. Cheikh Omar Fouti nee nañu bu mu ganee àddina ak léegi mot na 200 ak fanweeri at. 1797 ak ren mu nekk 200 ak fanweeri at. su ngeen seetloo ci Sénégal kër diine yu ci gën a bari ku ci nekk rek di nga fa fekk mandarga Cheikh El Hadj Oumar ñu koy barkeelu. ba ci biir Sénégal foo dem rek ñu ne maam Cheikh Oumar taxawoon nañu fi, man la ñaanoon na fi. loolu ci jéeri bi ak ci waalo bi ak ci tefesu géej fi ba Casamance ba Gambie ba Gunjur ba Burkina ba Mali ba Nigéria ba Soudan ba ci rawda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. soo ñëwee foofu ñu ne Cheikh Oumar sëtam bi doomam bi Alpha Hassami fii la doon toog, parce que nee na ne maamam baayam bu mu fi ñëwee fii la doon toog. donc mandarga yooyu yëpp fi ci nit toog taxaw ñaan fa yàlla rek yàlla faj aaja. boobu ba léegi ñu gis ngeen ñu ngi def ay ziyaara yi ñu ko doon defal ay sëtam lañu. bokk nañ ziyaara bu ñuy def Louga, sëtam bu ñuy wax Muntaga Taha ñu suuloon ko fii ci Dakar 27 années sulli ko, fekk yére yi mu ngi mel nu mu meloon, mu mel ne dafay nelaw, yére yi di xeeñ parfum.
ñu sulliwaat ko fii muy taw yóbbu ko ba Louga suulaat ko taw bi arrêté loolu kéemaan la ci sëtu Cheikh Oumar ak benn sëtam bi nga xam ne mu tuddoon Thierno Seydou Nourou bokkoon ak Seydi Alaji Malick di liggéey ci diine bi ak ci tarixa bi mu nekkoon diggante jullit yi ak tubaab ba Sénégal am résultat ci diine bi diggante maslaha dialogue islamo-chrétien bu ñuy wax tey ci Afrique Thierno Seydou Nourou moo ko sooke bu mu koy gis di commencé di ko def am na ay ñi nga xam ne dañuy doon wax ne Thierno Seydou Nourou du jullit parce que dafay far ak ñu dul jullit seen gis gi na si toll na woon foofu fa lillahi alhamdu tey ci yoon boobu la àddina teg tànkam ñooñu ay sëtu Cheikh Oumar lañu ñu ngi leen di ziyaaral yàlla nag dencoon xalwaar ba borom xalwaar ñëw foofu mooy gisement yërmande al yàlla bi nga xam ne suñu ko tàmbalee du yem Sénégal parce que barke la barke day feeñ ñu gis ko wante kenn du ci teg bëtëm day dugg fenn rek ñu ne fii de barkeel na dugg ci tool ñu ne tool bi barkeel na dugg ci nit ñu ne nit ki kat am na barke fu mu dugg rek mu feeñ fa ñu ne kii kat barke la barke boobu nag ñu doon barkeeloo fu ñu doon taxaw rek ñu ne maam Cheikh Oumarul Fuutiyu taxaw woon na fi ngay barkeelu xalifa bi mu ne dama leen delloo ci source Cheikh Oumar dafa gàddaay 2 téeméer ak juróomi at la génn Sénégal tey lay am ren la am 2 téeméer ak juróomi at bu mu génnee Sénégal muy tasaaru message u l'islam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xalifa bi mu ne fu ko yàlla yóbbu woon dinaa xaccaat réseau bi ba mu ñëwaat ci Sénégal yóbbu wutal ko adresse ci adresse boobu ku fa ñëw rek yàlla faj sa soxla mooy fi mu juddoo woon moom maam Cheikh Oumar parce que bu muy judd laata muy judd dañu doon gis biddéew leer bi di feeñ ci xalwaar bu mu juddoo gisatuñu ko ñu xam ne wali yàlla yëpp songu xalwaar ñu ne xam naa ne leer bu ñu doon gis Fuuta am na fu mu dugg ñu ñëw di ñëw ba ku ci ñëw rek leer bi gidde la ba nga ñëw xalwaar nga fekk fa Cheikh Oumar nga ñaan li nga doon ñaan ci jamono boobu yàlla faj sa aayo ci aaju ñu jóge woon Chingiti naari yi ak ñu jóge woon Maroc ak borom xam-xam yu mag ñu nekkoon Sénégal ñu mel ni Imam Eliman Boubacar ak ay naataango am léegi nag xalifa bi mu ne jot na Sénégal njëriñoo loolu ñu ngi dégg Cheikh Oumar ñu ngi dégg Cheikh Oumar ñu ngi dégg Cheikh Oumar wante barke bi jot na mu feeñal ko loolu moo tax nag association Rendo depuis bu ñu defalee Cheikh Oumar bicentenaire bu mu amee 200 années ñu defal ko bicentenaire ci njiitalu amiral muminina xalifatu Cheikh Oumar bu zamanu époque Thierno Mountaga mu def benn bicentenaire ci bicentenaire boobu lendemain de bicentenaire la association bi Rendo juddu du seet nan la ñuy màggalee Cheikh Oumar ban bés la ñu mun a defal Cheikh Oumar ñuy lamb fu ñu lamb rek ñuy dem ñuy mel ni ñu réer ci àddina bi xamuñu fu ñuy jaar ñu bëgg dem xalwaar du ñu xam fu ñu mën a jaar suñu demee ba duglu ci rek am lu taxaw donc nekkete borom xalwaar moo ñëwagul woon donc wago yi lu ñu bari su amulee bopp foofu rek la ñuy taxaw gannaaw mënoo leen puus donc xalwaar dafa yàlla daf ko dencaloon Thierno Mouhamadoul Bachir Thierno Seck baayam ñëw na fa bu mu gisee mbir mi mu ne dafa tàng saddagul borom ñëwagul Thierno Seydou Nourou ñëw xool mu ne ba léegi tàngoor bi mu ngi fi borom ñëwagul Thierno Mountaga ñëw bi mu defee bicentenaire bi mu yóbbu silaama bi mu ne fii la tàmbali woon dinaa yóbbu silaama bi ba fu mu tàmbali woon wante borom ñëwagul bu borom xalwaar ñëwee nag Thierno Mouhamadoul Bachir mu def fa lu mu fa def taxawal fa lu mu fa taxawal mu ne léegi nag mbir mi tàmbali na ci Rendo gisee nag nekk fu ñu doon dem fii la ci la Rendo ñëw ñu ne ko góor gi ñun kat dañu réeroon teg ñu ci yoon mu teg nag ci yoonu xalwaar mu woote nag xalwaar bii la ñu doon wax léegi ku fa ñëw am na ñi nga xam ne àndoon nañu ak maam Cheikh Oumar ci jihaad bi Sénégal soo seetee dëkk kër diine yi koo ci lim rek mu nga fekk maamam yi àndoon na ak Cheikh Oumar ñu ci jihaad bi ñu des fa
bariwul ñu dellu si ñëpp ñu ngi des Mali Guinée ba Nigéria ba Soudan gis ngeen xalifa Cheikh Oumar jóge na Soudan ñëw fii moo fa toogal Cheikh Oumar Alpha Hasimi moo toogaloon Cheikh Oumar Madinatul Munawwar nekkoon fa mufti di jàngale ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo fa yaatal tijaaniya bi ñi mu doon jàngal ay taalibeeyam ci jamono boobu ñi ay turc lañu ñii ay yeneen de Inde lañu ñii ay pakistanais lañu ñii ay Indonésie lañu ñu doon jàng yëpp suñu gisee sëriñ bi dañuy gis ci moom li nga xam ne gisuñu ko ci kenn ñu ñëw këram waxtaan ak moom di yokk jàng jëlaale fa tariga bi noonu la tariga bi tasaaro ci Asie yëpp ba ci turc kooku doomu Cheikh Oumar yooyu ñi mu may ci tariga bi ay junni ñi nga xam ne mu ay muqaddam la jiital loolu moo tax Cheikh Oumarul Fouti fii la jóge ci Sénégal moo yaatal tariqa bi foofu Thierno Bachir nag nee na barke boobu la bëgg mu feeñ ci Sénégal njëriñoo ko mu tasaaroo ko ci Afrique yëpp lu ñuy wax nag man mi nga xam ne maay surgaam jaamam di mbaamam su ndaw mu ma tuddee sama bopp te xeebu lool rek laa mën a tuddee sama bopp ci kanamam moo wax ne ku am chance na ñëw wuyoo ci wuyu bii le 6 mars 2024 su fekkee ne dangaa am soxla bi nga xam ne dafa la jaaxal soo demee Halwaar ci 2024 nga déglu ko nga nekk ci suufu mbaara bu mu fa taxaw parce que Cheikh Oumarul Fouti mu ngi foofu di ñu xaar su fekkoon ne dangaa am métit soo fa ñëwee foofu soo dellu see di nga xam ne Cheikh Oumarul Fouti yu dëgg la du caaxaan Cheikh Oumarul Fouti yu yàlla may na ko lu mu mayul benn waliyu di nga xam ne dafay juddoo di woor nit ñi di ko wérante ba ñëw yendu kër yaayam ak baayam di xool ndax dina nàmp nekk fa ba timis mu doog a nàmp ñu xëyaat tamit ba nekk juróom-ñaari fan di testé te liir bu amagul 15 jours kooku suñu wootee ci moom ku am sens rek mooy wuy si kon nag Sénégal loolu moo tax waxuñu ko ci pulaar dañu bëgg def point de presse Sénégal xam lu xew ñu ngi ci woo nag ñëpp xalifa bi mu ngi woo ñëpp président Macky Sall en tant que président de la République de Sénégal ak gouvernement am ak kër diini yëpp kër diini nag suñu waxee Cheikh Oumar rek jeex na sans exception suñu bëggee lim rek dañuy jiital kenn fekk ñëpp ñoo yem ci Cheikh Oumar kon nag ñu ngi leen di woo ci ndaje bi ñu ngi leen di woo ci bés bi ñu ngi leen di woo ci góoru yàlla bi yéen presse bi nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.